salaamaaleykum yéen mbokk yi ñuy seetaan ñun la Boubacar Niang dëkk fii ci Padova Italie ñu koy wax Padou syndicaliste ñoo fi dellusi woon tey ngir waxtaan ak yéen ci seen émission vue par l'immigré parce que effectivement sori nañu yàgg nañu àll waaye li nga xam moo ñu léegi dëkk ba léegi jóguñu ci et que ñi ngi xool suñu réew na muy doxee ak na mu doxewul lañu ci neex ak lañu ci naqari waaye dañuy faral di ñëw ci émission bi ngir aussi indi maanaam suñu xalaat ci ni nga xamante ni buñ ko doxalee xëy na ndaw ya nekk Sénégal li ñu dal ñun du leen dal mooy maanaam maam mu jëm bitim réew ngir wuti xëy ak coono ak tumuranke yi ci nekk te sa réew soxla la ngay ndaw nga mun koo suqali loolu nag ci émission yi fi jàll indiloon nañ leen ay tegtal ci bërëb yi nga xamante ni bu ci état taxawee def ci organisation mën na ci indi ay xëy te xëy yi bu amee xëy na dana wàññi li nga xamante ni mooy immigration bi am jeunes yi di jóge Afrique di dem Europe xëy na du fi jóge mukk immigration waaye mun nañoo góorgóorlu ñun en tant qu'africain en tant que sénégalais ba xëy na kiy jóg di immigré ji option la bu mu bëgg di ko def waaye du fekk ni il est obligé mu def ko problème bi mooy aujourd'hui ñun ñi dem génnoon démb ak ñiy génn tey yépp nous sommes obligés ñu génn su fekkente ni bëgg nañu jariñ suñu bopp jariñ suñu njaboot bu ñu amoon li ñu gënal nag dañuy jariñ suñu bopp jariñ suñu njaboot mais aussi jariñ suñuy réew ci kaw suñuy njiit doxee nañu war a doxee pour mun ñoo jox ñu nit jumtukaay ak pexe yi nga xamante ni mooy tax ñu mën faa toog loolu mën a nekk malheureusement amaguñu loolu tax na saa su ne ñu fiy ñëw di wax suñu xalaat foog ni bu ñu jubbantee yenn mbir yi xëy na dana wàññi loolu te amaana buñ ci continuer ba sori ci rek mën na koo saafara waxoon nañ ci menuisier yi wax ci maçon yi ci plombier yi ci jam ñaaju li nga xamante ni toujours foofu yépp liggéey mënoon na fa am waxoon nañu aussi ci bor bi nga xamante ni dëkk yi ñu ngi koy def te dëkk yépp am ko aujourd'hui ñun Sénégal ñu am ko ñu xam ko ak ñu bañ ko xam muy lu garaaw lu ñu mën a sonal génération yu juddoogul te xëy na aujourd'hui kenn du ci wax kenn laalu ko pour ñu mën a xam kenn ku ci nekk lan moo ci àqam ak yelleefam ak lan moo ciy cëram ñuy bamtuwaat ni leen bor yooyu Sénégal di leb Sénégalais bu nekk am nga ci wàllu war nga xam lu muy tekki ndax problème la ëllëg buy ñëw bu ñu war a affronter kon bu ñu jëlee nit dénk ko sunu bopp mu jël suñuy mbir di ko doxalee noonu au moins war nañu xam li muy fu mu ñu jëmee c'est très important mooy waral ñuy tax ñuy bëgg di wax ci point yu mel noonu pour aussi yaakaar ni xëy na dina inciter débat bi au niveau du Sénégal pour que intellectuels yi boroom xam-xam yi ñi nga xamante ni ñi ngi ci télé yi di woo nit ñi ñu mën leen woo pour mën a wax ci loolu pour que mu bañ a nekk des choses yoo xam dañ koy dégg mais au fond xamuñu qu'est-ce que ça signifie wala intéressé wuñu alors que moo ñuy rey nañ ci wax nit ñi xam ko kenn ku si nekk jël ci responsabilité am biñ ciy boole ci bor boobu ñu waxoon ci Sénégal bokk na ci croissance bi aussi laaloon nañ ko ndax réew bu fekkente ni dañuy day am croissance 6,5% de population bi di gën a ndóol y'a problème war nañu xam màggaay boobu buñ ko mënee tuddee màggaay muy am xaalis boobu fan la dugg ak fu mu jëm ak naka lañu mën a def ba am ci lu ruusaat delluwaat ci njaboot gi ndax tamit di màgg te keneen a ko moom aussi amul solo ci sunu tur lay màgg kon croissance 6%. yaakaar naa ni laaj na débat laaj na waxtaan laaj na ñu gëstu ko ba ci biir pour xam fan moo am croissance ak lan moo tax sénégalais yi yokkute googu kenn gisu ci sa bopp bokk na ci beneen bi ñu ci bëgg a boole mooy bourse bi nga xamante ni dañ koy gis chaque jour information duñu économiste duñu ay professionnel ci domaine boobu waaye liñ ci xamaku su néew dinañ ko ci wax parce que aussi dañu war commencer di comprendre yooyu pour ñu bañ ñoo nax ndax buñ ko xamul ndax day yomb ndax bourse bi gis nañ ni dollar bi day yéeg di wàcc spéculation euro bi day yéeg di wàcc spéculation matière première bi ñu ciy jaay day yéeg di wàcc spéculation
mais gis nañ ni aussi dëkk yi développé yépp dañuy émettre ay actions loolu mooy encore li gën a garaaw action yooyu ñuy émettre heureusement aujourd'hui Afrique bokkagu ci maa ngi ñaan yàlla bu mu ci bokk mais ñu bëggoon leen rek jox tuuti leeral ci action yooyu dëkk yi di émettre ak gàllankoor yi ci mën a am ëllëg boo ko booleeg di leb dëkk buy leb teg ci dëkk yi jaay action Sénégal dañ daan wax ci olof ñun bi ñu nekkee xale kii day jaay lu amul waxin la effectivement bourse bi noonu la mën a waroon tudd ci olof jaay lu amul parce que action yi nga xamante ni dëkk yi ñu ngi koy jaay muy Italie muy Allemagne muy France muy état muy feneen ak feneen maanaam c'est des actions yoo xamante ni existé wul ci ordinateur lañ ko bind dama lay jaay tant d'action ci temps d'ici 5 ans ma tegal la ci temps delloo la ko nga jënd ko xaalis ba tego fa mu jël xaalis boobu moom tabax ci tali wala mu tabax ci pont wala mu tabax ci lenn chaque jour bourse bi day am du taxaw benn yoon la mos a taxaw en 1929 benn yoon continuer boobu bourse bi di continuer mooy waral yow mi commencé di jaay action comme état chaque jour da nga war a jaay action mais jour boo jaay action rek am na jour bu muy répondre d'ici 2 ans d'ici 3 ans d'ici 5 ans yaa xam kañ nga ko yan accord nga am ak ñu jënd action yi kañ nga leen war a fay mais tey nga commencé mais sa jour bu ñëw rek yaa ngi jaay pour jox nit ñi rendez-vous dans tel nga delloo leen seen xaalis quel est le problème boo jaayee action yooyu tey am nga xaalis parce que yaa ngi doog a tàmbali di nga ciy def yenn yi di nga ci tabax di nga ci je ne sais pas ñu jël exemple pendant 1 an ngay jaay action pendant 365 jours chaque jour am nga loo jaay loo encaissé lu wane ni lii mi ngi dox mais 1 an après pour simplifier ko da nga war a commencer di fay léegi pour nga fay naka la dëkk yi di def mooy jour tey bu ma waree fay 100 dama war a fexe jaay 110 120 fay 100 te 10 suba dama war a jaay 120 110 fay 100 te 10 fay 100 alors toujours sul bukki lay doon di continuer loolu mooy waral d'ailleurs taux d'intérêt yi dëkk yi di joxante suñ jëlee exemple ci Allemagne ak Italie ñu koy wax spread différence bi parce que di nga gis koo xam ni taux d'intérêt moo gën a kawe te mooy gën a jaay ndax moo ëpp crédibilité ëpp doole pour fay ci waxtu ba mu la wax te du am problème kon dañuy dégg ñuy wax waxu action mais loo xamante ni la lu doy waar la donte buñ ko dugaloon ci cadre diine sax beneen cadre la mais ñu xam ni daal loo xamante ni la état africain yi bis buñ ci commencé dugg lu mën a indi gàllankoor ëllëg la parce que diir bañ koy njëkk def ak sunu gestion malheureusement non vertueuse yi ñu am suñu dëkk buñ ci boolee aussi jël ay engagement yoo xamante ni ci turu réew mi kooku da ko war a fay donte ko fay ñëw fekk ko fa mu nekk mu naqari ko mënu ko wàcce mën nañoo indil ay jafe-jafe ndax gis nañu crise bi fi amoon en 1929 mais gis nañu aussi crise bi fi amoon en 2009 nga xamante ni ci bourse bi la démarré prime yi ci kër yi ñuy lebale woon te kenn fayu ko duma dugg ci détail yooyu muy yoo xamante ni la yu compliqué yu sérieux la aux États-Unis ñi jënd seen kër ci banques yi mënatuñ ko fay loolu tax ay banque dem fay te banque yooyu dem fay alalu ñu dëkk yu bari ci àdduna bi nekkoon fa loolu tas ba moo indi crise bi nga xamante ni depuis 2009 moom la ñuy vivre kon réew bu bëgg émerger war na éviter bor bu bari mais aussi war na éviter di dugg ci yooyu nga xamante ni réew développé yi ci dugg yépp tey suñ ci mënoon génn ci dañ cee mëntul génn ndax système boo ci duggee dootoo ci génn et que bari na ci problème yoo xam seen population ñu ngi koy dund ak gouvernement yi mënuñu taxawal yenn yi loolu moo leen di gàllankoor kon ñun buñ ci duggagul war nañu mën a fexe comprendre yooyu pour ëllëg ki ñuy jiite wala tey ki ñuy jiite bu ñu bëggee dugal ci yooyu ñu xam ci lan la ñuy dugal mën a taxaw aar suñu bopp gàllankoor suñu bopp parce que damay répéter ni en dehors Sénégalu tey dañu am responsabilité ëllëg ñi ñëw après ñun aussi fekk fi Sénégal bu wér Sénégal bu jaar yoon parce que loolu mooy àdduna li ñu yor li ñu jox ñu yor ko yorin bu rafet ba ëllëg bu ñu koy jox nit ñu jox ko ci anam yu rafet
ginnaaw bu ñu éviter dette publique yooyu ak bourse boobu nga xamante ni mën nañu gàllankoor ñu dellu tuuti ci secteur yi nga xamante ni xëy na tey buñ ko gérer woon neneen dina wàññi immigration duñ ne clandestine ndax xëy na dañ koy bamtuwaat nanguwuñ ko rafetluwuñ ko ndax clandestin amul doomu aadama yu amul xëy ci dëkk la jëm ci beneen dëkk bu am xëy di fa wut xëy c'est des êtres humains des travailleurs en mouvement mais immigration clandestine tubaab bee ko wax parce que mooy décider ki koy nekk ak ki ko dul nekk mais pour ñun existé wul te rafetluwuñ ko mais comme niñ leen ko waxee bu fekkente ni secteurs yi nga xamante ni war nañ ko aar teg ko ci yoon mën nañoo dimbale ba xëy na liggéeykat yooyu du ñu màmm jëm feneen bokk na ci napp gi ñun Sénégal dañoo baaxoo dëkk lébu yu bari boo fa demee mu am ay gaalu looco nit jeunes yi fa nekk di napp di daan seen doole yor ci seen njaboot famille yu bari loolu lañ dundee dem ci géej gi napp jaay ainsi de suite aujourd'hui mënatuñu napp gaal yi ci ëpp dañ koy utiliser pour nit ñi fay ñu yóbbu leen ci yeneen dëkk yi mooy noonu ñu koy woowee immigration clandestine tout simplement parce que xëy na ni ñuy gérer ressources yooyu gàllankoor na population locale bi parce que bu fekkente ni suñu géej yi dañ koo jël jox ko pays développé yi moo xam Europe la moo xam Chine la moo xam Russie la ñu am bateau yoo xamante ak technologie yoo xamante ni xëy na nañuy nappee bu ñu jeexalul jën yi aussi kayor gaal gu ndaw fa jën ya nekk du fa mën a àgg pour napp kon yow pêcheurs yooyu yépp condamné nga leen ci chômage et que bu ca ay ndaw amee gis seeni wayjur gis seeni njaboot la ñuy dund ñaaree dana tax mu motiver leen pour que ñoom it ñu dem feneen wuti leneen kon war nañu xool suñu licence yooyu ñuy jox bateau de pêche yi ak dëkk réew yu développé yi yan condition lañ leen koy joxee ak aussi ci yan condition la ñuy nappee parce que ñi ngi lor population locale bi parce que gouverner bu ñu la jiitalee pour nga def intérêt askan wi la intérêt askan bi nag boo koy def du question da ngay dem signer de grands contrats xëy na am lu ci dugg mais au fond li nga yàq moo ëpp ndax ñi nekkoon ci suuf ñëpp doon ci jariñoo loolu dootuñu ko mën dañuy jóg defi leneen kon yow yaa ngi rey secteur boobu buñ ci boolee nag amuñu xëy na ministre de commerce boo xamante ni dina valoriser lay jóge ci géej gi pourquoi dina ko valoriser parce que ñun seen doomu Sénégal yi nekk bitim réew bari nañu te ba léegi dañuy jëfandikoo produits yi nga xamante ni moom lañ doon jëfandikoo Sénégal moo xam ci géej gi moo xam ci yéet moo xam ci tuufa moo xam ci araw moo xam ci cere moo xam ci leneen yow bu fekkente ni organiser woo filière yooyu mettre leen en contact ak la diaspora ca politique ba ngay mëne pour que ña koy defar nga encadrer ñu defar ko ci anam yu sell nga xam ni kenn du ko jënd sa xol di jeex wala nga gis ni araw bi dafa xayam wala lii baaxul wala lii mais nga organiser leen encadrer leen jox leen formation teg leen ci condition yoo xamante ni ñoom dañaan ci mën a yóbbu seen marchandise di ko jaay muy ak ci aussi fépp fu doomu Sénégal nekk ci bitim réew kon xëy na du ñu soxla dara di dem ci chinois bi di ko jënd wala du ñu soxla dara di dem ci naar bi di ko jënd et que en même temps non seulement dana doon filière boo xamante ni dana dimbale doomu Sénégal yi nekk biti réew ci ñu consommer sénégalais ci produit bi ñu bëgg muy richesse buy delluwaat Sénégal mais aussi akus néew ci sénégalais fa nekk danañ ci mën a yëngatu donte bitim réew lañ nekk mais surtout femmes yi nga xamante ni ñu ngi ci village yeeg ci région yeeg ci yeneen nga xamante ni buñ leen organiser jox leen ay moyens mën nañu defar loolu muy ay emploi yooyu créé yoo xamante ni amaana xëy na ñu daan jóge ci gox yooyu di tukki danañu am ci lu ñu jàpp ba dootuñu soxla dem Dakar waxuma la ak di dem feneen kon filière la boo xamante ni non seulement licence de pêche war nañu xoolaat ni ñu koy joxe ak conditions yi ñu koy joxe parce que suñu nappkat yi amatuñu possibilité dem ci géej gi am jën mais aussi suñu produits yi jóge ci géej gi war nañ ko valoriser créer filière boo xam ne ñun les produits yi nga xam ñoo ko moom muy jóge Sénégal ñu am possibilité mun ko fee dugal ci anam yoo xamante ni ñun aussi dañ koy mën a jot kon je pense que loolu aussi question d'organisation la boo xamante ni gouvernement ak ministère ba ngànk loolu bu ci defee gëstu xëy na mën na cee dox ay jéego yoo xamante ni mën na maanaam saafara lenn ci loolu ñu tax ñuy wax muy immigration boobu di génn di dem ndax ndawum réew dafa am solo
boo gisee réew yu développé di def flux ñoom dañuy xayma ni fii ak ay at dañuy manque ay ndaw ndax développement dafa tax juruñu ay doom te xam nañ ni réew mënut a dox lu dul dafay am changement maanaam génération yuy ñëw yeneen génération jàll te ñoom amuñu ko léegi dañ koy jële ji feneen moo waral ñuy def flux yi ñun ñu ci rey suñu bopp pour bokk ci parce que effectivement fa ñu nekk mun ñu fa liggéey mun ñu fa suturlu ñuy def tout pour bokk fa kon ñun dañ leen di jural ay doom di leen ko jox gratuitement après bi ñu leen formé ci suñu xaalisu réew kon loolu aussi mu doon problème boo xamante ni bu sérieux la boo xam mën nañ ci def réflexion mais lu caagano da nga naan kenn dootu fi jóge wala kenn du fi génn non da ngay tabax politique yoo xamante ni ñooy mettre nit ñi ci condition yoo xamante ni même buñ leen offrir yenn possibilités duñ ko bëgg ndax la ñuy am à côté daf leen di gënal fuuf loolee mais buñ ko amul nag par force dañ koy wuti. beneen secteur bi nga xamante ni boobu rek buñ ko xëy na doxale woon ni nga xamante ni maanaam mooy yoon xëy na mënoon na saafara te duñ laal yeneen secteur mooy agriculture buñ ko waxee sunu xel dem ci autosuffisance alimentaire te émergence développement loo fi dégg ñu fi wax ci yu mel noonu rek mënul am lu dul autosuffisance alimentaire dafa am autosuffisance alimentaire pour mu am il faut nit ñi am possibilité accéder ci suuf yi pour mbay il faut ñay bay am matériel bi tax ñu war a mbay pas manuellement ak gopp il faut ñu am les produits qu'il faut muy les engrais yi préparer suuf si ak bu ñu jiyee ba pare yañ ciy def ak bu ñu paree lay renouveler waat suuf si loolu aussi réew moo koy organiser réew moo koy taxawal ndax ñun bu ñu jëlee wàllu ceeb bi rek ci information yi ñu am ceeb bu amul suukar la ñu am Sénégal lu raar lu jafe parce que si li ñu dégg ci information ñun ak Burkina Faso ñoo ko am ceeb bu amul suukar ceeb bu valeur la mais ci kaw ñu mun cee bay lu doy ci kaw ñu mun koo valoriser ci transformation bi ak conservation bi parce que loolu aussi beneen problème la boo xamante ni dañ ko am kon muy ceeb bi muy légumes yi muy leneen lu mu war a mën a doon tey su fekkoonte ni organiser wu nañu les jeunes du pays jox leen possibilité pour que ñu mën a am accès ci suuf yi ak ci conditions yi ñu koy amee am des financement nag du luñ la may financement dañ la koy jox tegal ay charte ak ay critères yooyu liggéeyee boole ci en dehors jeunes yi ci réew ma immigré yi nga xam ni ñu ngi ci àll bi yàgg nañ fa am nañ expérience ndax du ñu fi ñëw dem ci université rek ñoo jàng immigré boo gis mu yàgg àll nekk ci usine wala mu nekk feneen rek jàng na fa dara loo xamante ni bu fekkente ni dellu na réewam mun na jariñ réewam mais mun na aussi contaminer ñi ko jege pour loolu mu jànge fii mu def ko ci ñoom kon mbay mi bu fekkonte ni fexe nañ ba suuf si ñu mën koo joxe jeunes yi mën see jot pour mën a am encadrement mën a am des financements pour mën mbay boole ci ñu immigré yi nga xamante ni décidé nañu retourner au bercail conditions yi ñuy retourner et tout surtout que en tant que gouvernement il y a des fonds européens yoo xamante ni dafa taxaw pour loolu et je pense que bu ko gouvernement démarché pour que fonds yooyu mën a am xëy na côté ba nga xam mooy couvrir les immigrés yi war a retourner sax war na mën a dugg ci fonds yooyu te secteur la boo xamante ni dëgg mën na régler suñu problème ci autosuffisance alimentaire mais aussi mën na régler suñu problème ci wàllu liggéey ak ci wàllu xëy ndax bu ñu amee li ñuy am fii suñu réew rek ñu am ko gennaal suñu réew sax moo ñu gënal ndax moo ëpp jàmm moo gën a neex ñàkk ko fa am moo ñu tax a jóge foofu ñëw fii kon lépp loo xam yaakaar nañ suñ ko waxee wala suñ ko defee dana tax ndaw ya fa nekk am lu gën ñun la ñu amoon pour du ñu jaar fi ñuy jaar danañ ko wax ndax loolu moo sabab ñuy faral di def émission bi ñu tuddee Vue par l'immigré. beneen point bi nga xamante ni day niroog pêche bi te du pêche bi ndax pourquoi day niroog pêche bi ndax bu fekkee bateau yi dañ jógee ci pays développé ak technologie yi ñu am moyen pour ñoo napp mooy rey nañ sunu pêche bopp pêche locale bi malheureusement te it dañu war a consommer poisson frais comme ñëpp ndax suñu géej ngi suñu wet mais peut-être que léegi loolu mënatu fa am point bi ñu koy booleel rek mooy problème mu accord yi nga xam ni gouvernement bi signé na ko yàggul ba nga war a mën a permettre lu ñuy wax ne Auchan mën a ñëw installé woo Sénégal
dégg nañ ni sax Carrefour aussi bokk na ci ëllëg lu war a ñëw installer Sénégal ñu bëggoon ci aussi wax suñu xalaat ndax réew mu nekk dafa am ay réalité am lépp lu ñu fay taxawal ak changement yu ñu fay def rek war nañ ko gëstu saytu ko ba mu compatible ak suñu réalité pour bu ñu bañee mu indi ñu gàllankoor. Auchan Europe am na fi supermarché centre commercial yu mag la yuy jaay lekk yuy jaay yére yuy jaay dàll yuy jaay tout mais multinational la Auchan tey bu fa nekkee def croissance boobu du des Sénégal parce que moomuñu ko mais Auchan tey xëy na sénégalais bi nga xamante ni xamu ko wala toujours plaisir u samedi jot mu solu ànd ak famille am dem doxantu fa plaisir boobu la ci am mën na ko neex mais ki nga xamante ni dafay xool réellement ban impact lay am ci sunu quotidien xëy na loolu mën na koo bañ a convaincre. Pourquoi? Parce que tey bu Auchan ñëwee Sénégal il faut ñu xam ni commerce local bi day daanu benn boutique yi fa nekkoon nag boulangerie yi fa nekkoon nag parce que dañuy jaay pain ay industrie la ñu am te conditions yoo xamante ni doo leen mën a concurrencer parce que doole yi yemul ñaari mbër bu ñuy jàkkaarloo dañuy tolloo doole mais sunu commerçant yi mënuñu jàkkaarloo ko ay multinationales yoo xamante ni moyens ak conditions yi ñu am mënul nekk. kon aujourd'hui bu fekkente ni genre supermarché yu mel ni Auchan wala Carrefour dafa ñëw Sénégal donte dinañ gis ni nee nañ créer na tant d'emploi est-ce que la muy créer ci emploi donte richesse bi du des Sénégal ndax moomuñu ko ak la muy xañ ci réellement territoire local bi ca commerce ba fa nekkoon ça vaut le coup parce que comme ni ma leen ko waxee woon boulangerie yi entre parenthèses je ne sais pas ndax ñi ciy liggéeyee am nañ contrat wu amuñu contrat ñi ngi fay taxe wala fay ñu taxe mais lu mel ni Auchan wala Carrefour bu fa ñëwee mun na doon menace ci ñoom benn képp koo xam boutique nga yoroon wala nga daan jaay lekk wala nga daan jaay loo xamante ni Auchan da koy jaay ñaare secteur bu boobu yépp dootul exister Auchan mooy déterminer loolu lépp muy multinational. kon ma yaakaar ni bu fekkente ni aussi dañ bëgg créer emploi dañu bëgg indi lu bees war nañ ko gëstu saytu ko xool bu dee dañ koy defe ci yan anam lañ koy def ba du ñu am gàllankoor yooyu ndax détail la mais foog ñu wax ko mooy ñun Sénégal dañoo baaxoo kiy tux cigarette mën naa jënd benn cigarette wala ñaar Europe amu fi ñun yenn détails yi ñuy jënd ci bitig bi jaay ma nangam bi amu fi parce que aussi les moyens font défaut au Sénégal weccet bi nga am ci ngay dem ci bitig ba jënd li ngay jënd bu ñu demee ba Auchan wala Carrefour ñëw éliminer yooyu te ñoom du ñu jaayee ci condition yooyu est-ce que la population dina nekk en mesure pour la muy soxla mu mën a dem Auchan après am ko kon en dehors esthétique bi il faut ñu bàyyi xel aussi ci ban impact la am ci sunu dund ak sunu gox pour mën a xam loolu lu ñu war a mën a jariñ la wala lu ñu warta mën a jariñ la waaye jàpp naa ni ba tey rek lu ñu war a waxtaane la lu ñu war a leeral la parce que li lébu di wax naan wat gaal yégoo Sénégal loolu dafa manqué dañuy xëyee rek décider wàccee lii moo xew lii dañu war a commencer luy xew ñu waxtaane ko xam ko ba kenn ku nekk xam ci foo ci taxaw ak la la ci war ak la la ci warul dana yombal mbir yi même bu amee dana tax aussi lépp lu ciy gàllankoor ñu mun ko teel ko waxtaanee pour éviter maanaam luy diviser ak luy indi jafe-jafe suñu biir. mënuñu def émission bi te duñ ko ci boole ndax yi fi jàll yépp dañ ko ciy boole muy éducation ba léegi ñi ngi gis ni les enseignants dañ nekk ci jafe-jafe ak suñuy njiit ñuy dellu di bamtuwaat di wax ak sénégalais yi ni leen réew munta émerger bu njàng mi baaxul pour njàng mi baax ci enseignants yi la dépendre keneen day tëb fale ne mooy médecins yi nag
oui nangam bi nag secteur bi médecin bi enseignant bee def ci moom li nekk ci moom gestionnaire bi enseignant bee def li nekk ci moom ministre bi enseignant bee def li nekk ci moom kon enseignement mooy base tout. Pourquoi ñu wax loolu dafa am ñaari gàllankoor wala ñett suñ ko mënee wax benn mooy qualité bi est-ce que ba léegi baax na wala lu ñu war a defaraat la bu ñu bëggee concurrencer réew yi ñu wër parce que foofu la ñuy xeexee conditions yañ koy defee ci gox yañ koy defee ndax compatible na adapté na pour ñu mën a jàng ci xel mu dal toilette yi normal banc yi normal naaj bi di dugg di yàq suñu bët ainsi de suite ak ka koy def muy enseignant bi ndax mettre nañ ko ci condition yoo xamante ni dana am xel mu dal ba mën ko def ci xale bi ni mu ko war a defee mais aussi bu ñibbee ci këram dana nekk ci environnement boo xamante ni dana ko permettre mu liggéey pour mën a préparer liggéeyu subaam ñu koy baamtu rek di wax ni suñ bëggee réew mi émerger fokk ñu jël problème bi en main du problème mu parti au pouvoir du problème mu opposition du problème mu syndicat c'est le problème de tout Sénégalais te xuloo ak xëccoo ak ŋaayoo du tax ñu trouver ci solution li tax ñu trouver ci solution c'est tout simplement concertation bu fekkente ni bëgg gi ñuy bëgg suñu réew développer ëllëg dëgg la ci ñun émergence bi ñuy woote dëgg la ci ñun kon secteur bi war nañ ko jël le plus rapidement possible pour waxtaane ko parce que vraiment c'est un problème sérieux bu fekkee bëgguñoo nax suñu bopp ndax émergence du aéroport bu bees bu rafet émergence du dëkk bu bees bu rafet émergence njàng bu baax la pour mën a concurrencer émergence recherche la émergence dafa bari yu mu lënkalool yoo xamante ni bu yooyu amul tabax bu rafet boo taxaw ni lëng rek taxaw nga ni émerger na kon ñi ngi ñaan sénégalais yi ñu bàyyi xel ci secteur boobu et que ñi ngi ñaan ñi ci am kàddu te mën cee wax ñu woote ci wax pour que ñu mettre les enseignants dans de très bonnes conditions mais aussi qu'on les impose une éducation de qualité parce que dañu bëgg suñu réew émerger saa ñu ko waxee dinañ wax ci daara yi parce que dafa bokk ci ñun jàpp nañ ni suñu réew toll na foo xamante ni war nañ mën a am des daara publiques yu état bi taxawal pourquoi pas ci kaw waxtaan ci kaw concertation mais aujourd'hui buñ ko amoon doon na saafara li nga xamante ne mooy taxawaalu bi xale yi taxawaalu mais doon na tax aussi ki génn ci daara dana mën a ëllëg am njàngum diine ba mu bëgg mais aussi dana mën a am métier ba mu bëgg comme na ko keneen di defee ci yeneen daara yi pour génn parce que sénégalais bu nekk rek dañu war a fexe ba boo tolloo ci jariñ Sénégal nga war a mën a jariñ Sénégal loolu réew moo koy def ci yow on doit pas laisser l'intelligence en silence sénégalais yëpp ñoo war a am jariñ pour Sénégal sénégalais yëpp ñoo war a jariñ cancre amul kenn ku nekk dañu war a xool fa nga war a mën a jariñ Sénégal ban impact ban importance nga am ñu teg la ci condition yooyu pour nga war a mën a jariñ Sénégal ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen jox rendez-vous beneen yoon c'est toujours ci émission Vue par l'immigré lépp loo xamante ni dëng na ci ñu ngi ciy baalu àq jubluwuñ ci lenn lu dul yaakaar ne buñ ci waxee suñu xalaat xëy na mu war a mën a jariñ loo xamante ni ëllëg dana tax ndaw yi duñu màmm jëm bitim réew danañ toog Sénégal mën a jariñ suñu réew ñu ngi leen di sant di leen gërëm jërëjëf ba beneen yoon